leen di nuyu di leen sant di la gërëm di wax ne mbokk impro yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bàyyi xel ngeen ñuy bàyyi xel ñu ngi leen ciy sant soo leen gisee champion bi ñu toogal nag kii nag mooy borom Fass kii moo daje woon ak Modou Lo kii moo daje woon ak Issa Pouye kii moo nekk mbër mi nga xamante ni lépp lu ma sa metti Fass kii moo ko daan faj mbër maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di fay di nuyu mbokku auditeurs yi ak auditrices yëpp képp ki nga xam ne ñi ngi seetaan seen site bi nga xam ne tey mi ngi def liggéey bu am solo ci làmb surtout di seeti champion yi di leen laaj seen xalaat surtout ñi nga xam ne tey li loolu la làmb soxla yéen a ngi koy def mooy di joxe information di ko traité et puis am na solo di leen jaajëfal bu baax di leen dalal nag bisimilah ci kër gi. kan mooy Balla Diouf. waaw Balla Diouf moom mi ngi nii rek Balla Diouf moom benn simple citoyen sénégalais la juddoo Médina màggee Parcelles yaroo Pikine màggee Parcelles donc mun naa wax ni am naa ci ville bi am ci banlieue bi donc yàlla def ma màgg jàngu soriwuma école def kokki dem daara def kokki ba ma jógee kokki ñëw nag nekk ci affaire góor affaire nawetaan affaire góor mooy nit ki boo tolloo ci xam àdduna jàng naa ko tax dox naa am naa expérience ci mbedd bi yàlla xiir ma nag football laa doon def sori woon naa trop ci football tey ñi ma doon àndal ci football di bokkandoo ñoom école football mooy ñoom Souleymane Camara ñoom yu booy Malick Mbalaxe bu Douane donc ñoo ñëpp ñoo bokkoon même génération di footballandoo yàlla def ba ma ñëw Parcelles football fi nawetaan quartier ñoom Papa Sow unité 19 donc après nag yàlla ci la ma xiir ci làmb dafa ñëw ci man donc lu ma doon foowee la rek ci géej ko sum donc football laa fa doon def donc écurie Mermoz doon entraîné à côté donc ci la xamanteeg Mbaye Diouf donc par relation yooyu ci la commencé intégrer làmb dem nag ba virus bi dugg ma mu doonoon passion boo xam ne personnel la ba ma ciy dugg kenn duggalu ma ci maa dem yëg ko dugg ci def sacrifice yi ci war ba àgg ci fu ma ci war a àgg donc nag un moment donné làmb ji doyoon waar situation yu bëri sama wér-gu-yaram mayetuma woon ma bëre donc ba ma xoolee ni war naa mun a dem faju ji comme ni ko Balla Gaye waxee ma gàddaay rek bàyyi làmb ji dem tal sama bopp dem faju lijjanti sama bopp ba yëg ni man mii kat dese na ma ñeenti atu carrière pourquoi pas yëg-yëg boobu ma ñëwaat vraiment pour ñëw àggale suma carrière et puis terminer en beauté parce que suma carrière dafa am fu mu yemoon te fi mu yemoon neexuma te samay supporters doyaluñu woon monde làmb doyaluñu woon mais man doyaloon naa mais at yi ma toog yëpp nag def recul faju dëggantaan nag ba wér donc nag reprendre donc yàlla def tamit ma nekk ci benn académie boo xam ne vraiment bokk nañ ci ñu ma gën a encouragé mooy le président Père Ba suma rakk Papa Sow at mbër yi nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp tey bañ nekkee entraînement ñoom ñëpp dañuy gis ni vraiment Balla jeexalagoo parce que li ngay def nii boo koy def ci làmb ji mbër yu bëri mën nga leen daan ba léegi yëguma ko woon mais à un moment donné nag donc plus ngay dem di fréquenter gars yi lépp di ñëwaat nànk-nànk lépp di ñëwaat ba ma yëg ni nag war naa mën a ñëwaat ci làmb yëg ni nag am na adversaire yoo xam ne bëggoon naa bëreek ñoom yàlla mosu ko dogal si suñu carrière te je pense que moment bi yoon la tey ma mën a bëreek ñoom parce que décidé naa pour ñëwaat ci làmb te ñooñu laa ciblé pour bëreek ñoom et buñ ko nangoo tamit parce que rêve la woon rêve bu bëreek Baye Mandione rêve la woon tey nag ñëwaat si làmb bëreek Baye Mandione tamit c'est toujours un rêve et puis pare naa pour bëreyaat Baye Mandione parce que combat la boo xam ne combat gladiateur la donc te bu ma demee bay ñëwaat ci làmb wax dëgg yàlla pour prouver que ni nit ñi mën naa ñëwaat ci làmb may bëgg adversaire boo xam ne wax dëgg yàlla am na fit il est courageux te xeexkat la te voilà donc loolu suma défi la et puis voilà. ndax Balla Diouf tey koo joxoon avance Baye Mandione dina ci reer. nee naa la tey fi ñu toog nii bu ma joxoon avance Baye Mandione ma jël ko parce que leer na ma ni naññ ni guddi yu ñu toll waxuma sax Baye Mandione. ndax gala 2006 la nga daan sentir sa yaram ndax moom ngay sentir ni wala. maa ngi yëg lu ko raw. wax dëgg yàlla maa ngi yëg lu ko raw boo bëggee dégg-dégg man. ci sama xalaat ak sama xol. pare woon naa ci làmb.
xalaatatuma woon sax ni dinaa jëlaat suma carrière bay reprendre parce que pare woon naa ci. ba ma ci paree defuma woon dara loo xam ne mbër nga koy def maa ngi woon di liggéey di def samay formation di liggéey di teg samay affaire di sant yàlla bu baax nag. tey bu ma demee ba war a ñëwaat ci làmb tey mun naa wax ni du xaalis moo may indiwaat ci làmb. dama ñëw ci làmb pour ay perspectives. dama ñëw ci làmb pour ay ambition. kat dama nekkoon ci benn carrière mu arrêté brusquement et puis voilà nekkul woon sama coobare parce que situation yi ma nekkoon moo ma obligé woon ma génn ci làmb ji. tey dem naa ba sentir ni war naa mën a ñëwaat ci làmb te ñëwaatuma ci làmb pour xaalis dama ñëw pour terminer suma carrière en beauté. tey li ma intéressé ci làmb tey mooy ñëw jël mbër ku ñëpp xam ne kii mbër la am fu ma jaar ak moom ba pare reprendre suma carrière terminer at ay victoire mun naa wax ni ñëwaat bi may ñëwaat sax li may dese ci combat du bëri bu nekkee ñaar ba ñett bëri na mais li may intéressé mooy ñëw renouer avec victoire su may terminer ma terminer en beauté. ndax dama dégg rek nga ciblé Baye Mandione su dul Baye Mandione ndax may nga pare nga pour may yenn boy yi nga xam ne prouvé nañ ñu may leen chance. mais loolu mooy làmb tey Baye Mandione bu ko leeree nii bëreewul ak man. bon mun na nekk ragal wala mun na nekk tamit ay raison personnelle am. Ndione du ragal la. non moo Ndione du ragal loolu moo tax tey su may dem bay défier damay défier koo xam ne champion la guerrier la te Baye Mandione ku ko xam wax dëgg yàlla référence la ci làmb exemple la ci làmb mooy mbër boo xam ne mu daan day ñëw bëre mu daanu day ñëw bëre donc exemple yooyu nag mu nekk ci moom tey ma tiire ci ay référence xam ni kat Baye Mandione mi su ma bëreeg moom day neex te mu leer na ma ni mën naa ko daan am na ay capacité yoo xam ne wan Sénégalais yi yëpp ni Baye Mandione mii mënumaa téye parce que dama ñëw pour am lu ma prouver donc nag pour ma prouver ko damay jël Baye Mandione daan ko dooro nekkaat ci leneen. waaw Balla Diouf dama delluwaat ginnaaw tuuti ndax gis nañ nga bëreeg Modou Lo bëreeg ki nga xam ne mooy Issa Pouye ndax pare nga pour laaj sa revanche ak ñooñu. waaw yàlla def na ni bëri naa at ñoom Modou Lo Issa Pouye tout ça. mais à un moment donné dama nekkoon ci benn carrière benn système boo xam ne tey dafa demoon ba système bi erroné bloqué ma def recul tey su ma defee recul ñëwaat am ay perspectives am ay ambition tey teg suma bët ci Baye Mandione parce que am naa ci lu ma ko teg parce que lu ma gëm la gëm naa ni maa mun Baye Mandione gëm naa ni mun naa ko daan te gëm naa ni su ma jógee ci Baye Mandione laa dinaa tegaat beneen perspective bu fekkee damay may revanche ma may revanche bu fekkee damay ñaan revanche ma ñaan revanche bu fekkee tamit damay may sumay rakk chance ma may leen chance mais objectif principal bi actuellement Baye Mandione la bu ma ñemee na jël suma avance ñu wane Sénégalais yëpp que ni tey ki ñi doon yaakaar ni dee na wala mi ngi nelaw non dekkiwaat na ñëwaat na. waaw léegi comme que yàlla def na Balla Diouf ñëwaat na ci làmb dañuy delluwaat ginnaaw tuuti Balla Diouf lan moo ko jëlee Fass. waaw loolu c'est du linge sale parce que voilà quoi lu passé la et puis wax naa ci waxati ci et vraiment bëggatuma ci wax parce que lu weesu la lu fi amoon la lu weesu la période yi ma toll dama weesu loolu samay ambition ak samay vision tey du problème yi ma amoon avant wala yooyu parce que yooyu réglé naa ko ci ginnaaw tey fii ma toll nii du ay problème laay wax wala ay détails li may wax nii mooy reprendre suma carrière renouer avec victoire avec la manière tey sama carrière dafa daggoon ci ay défaites parce que boo xoolee ku bëre 25 wala 26 combats am 18 victoires ak 7 défaites te mun naa wax ni say défaites da nga ko tegle et je pense que ñu bëri loolu rek lañ la xamal tey nag dama am envie wanewaat leneen dama am envie wane ni kat tey ki ñu doon yaakaar ni dee na dekki na. mais lan moo ma jaaxal yow nga am ay tolof yaakaar ne Baye Mandione rek moo mën a régler situation yi la pour lan. Baye Mandione kese mënul régler suma situation Baye Mandione kese mënul régler situation bi dama gis ni maag Baye Mandione combat la te suñu carrière ñoo xaw a bokk carrière moo ma jiitu tuuti carrière mais musuñu bëre te Baye Mandione doon guerrier doon gladiateur loolu neex ma challenge bu ma lancé la à Baye Mandione mu jël sama combat ñu wane yëfu guerrier combat gladiateur bu dee mën na xeex mu wane ko bu dee mën naa xeex ma wane ko bu dee mën na bëre mu wane ko bu dee mën naa bëre ma wane ko te gëm naa ni mën naa daan Baye Mandione jamono ji ma toll lu ma gëm la nit mënu ko dindi ci man loolu la rek du Baye Mandione moo war a régler suma situation tey bu amee beneen xale bu ma bëgg tàllal ma loxo pour ma may ko chance pare naa tey du Baye Mandione kese laa fi nekk di xaar képp kuñ ma jox
képp laa la wax ci kaw ba ci suuf kuñ ma jox pare naa pour bëreeg moom mais objectif bi Baye Mandione la. léegi sa relation ak waa Fass lan la. mais ay relation yu baax parce que après la pluie c'est le beau temps tey yàlla def ne amoon nañ ay différence te yàlla def na ñu ci bëri tey xam nañ man maay kan xam naa ñoom ñooy kan xamoon nañ tey lan moo ñu boole xam nañ fa erreur bi nekk donc point barre. donc nekkatul sax loo xam ne lu may relater wala lu may nekk sama àdduna di ko dox di ko xalaat tey ñi fa nekk jàmm laa seex ak ñoom parce que au moins def naa fa 15 wala 20 ans du dëgg tey du lu négatif rek laa fa dund naa fa lu positif du dëgg tey suñ ma xamee tey wala tey may toog di wax ci làmb c'est grâce à eux donc tey tooñoon nañ ma tey yàlla def na loolu réglé nañ ko réglé naa ko at des différentes personnes donc ça s'arrête là man jàmm laa leen yéene salaam laa leen yéene et j'espère que tam ñoom lañ ma yéene waaw. ndeysaan dama gisoon koo xamante ni ci ñi la yar la bokk nekkoon sa kër su nekkoon seen manager di Alassane Diakhaté yàlla def mu dëddu àdduna. waaw mu nekk lu triste te loolu nouvelle boobu bañ ko yégee ndeysaan suma rakk Papa Sow moo ma njëkk a woo wax ma ko vraiment ma jaale ko mu jaale ma ko ñu def suñu benn délégation at père ba ànd ak père ba at lu néew li nga xam ne takk nañ ko wax dëgg yàlla ànd ak suñu délégation dem ba seen kër Géejawaay gis ay famem jaale leen ñu xam ne kat Alassane Diakhaté nit la koo xam ne nit ku baaxoon la nit ku gëmoon écurie Fass la nit ku bëggoon mbëru écurie Fass yi mooy mbër bu mag bi ba ci ndaw bi moo nekkoon la seule personne boo xam ne amul xaaj ak seen te ñëpp mun nañ seede li may wax nit ku laa biiraloo woon parce que man mii di wax ak yow ba may door a ñëw écurie Fass parce que ndawoon naa ndax xeetu tuuti boo xam ne période boobu écurie Fass dafa bëri ay mbëri ndaw donc dañ def benn période dañ doon wàññi mbër yi mais ba ñuy wàññi man lañ njëkk a wàññi bañ ma xoolee sama ndawaay mbéygee dafa ñëw xool ma ne ma yow doo mbër ma looy def fii Alassane Diakhaté kii du mbër di ngeen di indi luñu problème man lañ njëkk a wàññi dàq ma génne écurie Fass suba ga dama xëy ñëwaat taxaw ci bunt bi ba gisuma mbéygee ma gis Alassane Diakhaté daw laxasu ko ne ko waa père man damay ñëw pour entraîner mu ne ma ñëw dugal depuis jour boobu di ma suivre samay petit combat ba samay grand combat ba problème bi ma am Fass neexu ko woon vraiment di ko ñaanal yàlla fi mu jëm mu gënal ko fii mu jóge yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe aar njabootam aar ginnaawam bi jaaxi nabil Moustapha parce que Alassane kat wax dëgg yàlla nekk na nit koo xam ne man Balla Diouf du ma ko fàtte mukk parce que il a beaucoup fait pour moi. relation ak Modou Lo lan la. bon Modou relation wu jàmm la ñu am at respect donc yàlla def na ni Jàmbaar Wrestling Academy moo ñu boole at Papa Sow mais ma gis ni mu nekk un travailleur koo xam ne boolewul ak dara ko wax bu ñëwee entraînement day liggéey plus que sax li xale yi di liggéey donc mu nekk nit ku sérieux et puis jox ma cër ba pare wan ma ko man tamit ma delloo ko donc relation yooyu la ñu am donc di ko ñaanal yàlla roi bi mu jël mu jig waa Parcelles et puis yeneen combat yi muy am yàlla may ko ci ndam di ñaanal aussi sama rak Papa Sow combat bi mu am at Siteu yàlla may ko ci ndam Franc aussi yàlla may ko ndam Gora Sock am combat di ñaanal aussi Garga 2 mi nga xam ne ñëw na Jàmbaar Wrestling Academy aussi yàlla may ko ndam ci victoire bi mu am. diggante Ama Baldé ak Modou Lo combat boobu Balla Diouf nan la ko gisee su ma juumul mës nga laal ak ñoom ñaar. waaw ñoom ñaar ñëpp bëri na ak ñoom mu nekk combat bu titan mu nekk ñaari mbër yoo xam ne mbër yu naqaree bëral lañu ci carrière mbër yoo xam ne ils sont imprévisibles kenn mënu leen calculer kenn mënu leen tënk kenn mënu leen juger ci seeni performance parce que ñaari mbër yu régulier lañu. Modou nag moo jiitu tuuti Ama ci làmb il paraît que ñoom ñaar bëri nañ ba pat Modou daanoon ko tey combat bi mun naa wax ne genre sorte revanche la ci Ama Baldé ba tax na nekk na combat boo xam ne du yomb ci Modou mais Modou su carrière am mosul am combat bu yomb Ama aussi pareil donc ñu gis ni dinañ ci gis combat boo xam ne tey dina satisfaire sénégalais yi dina satisfaire le monde de la lutte mais combat la boo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri mën nañ cee juum. waaw tey xeex nga ak Modou Lo xeex ak Ama Baldé tey suñ demee ci xeex kan moo avantage. waaw bu ñu demee ci xeex Modou mooy avantage parce que Ama mun na xeex mais garde bi dafa des te Ama dafa yéex donc Modou ay coups yoo xam ne la yor doo xam fu muy jógee à tout moment mun na sëgg dóor mun na sigi dóor mun na arrière dóor mun na avancer dóor te ay coups perdu la yor yoo xam ne vraiment mbër bu ko jël boo sàgganul sa làmb dina yàqu. suñ dawee roofoo ñoom ñaar
waaw bu ñu dawee roofoo nag combat bu rëy la ñuy gis combat bu neex parce que ñaari bërekat lañu ñaari bërekat yoo xam ne de seen yaram dafa fen di bëre dafa man di bëre te duñu sonn ci bëre te ku xam Modou xam Ama xam ni ñuy bëree ku ci nekk nag dafa am loo mën. waaw ku ci nekk ci ñoom ñaar dafa am loo mën bu ñu jàppantee te ku ci bàyyi loo mën rek uti leneen mun ngaa ñàkk combat bi. dama gis sa combat ak Modou Lo yow yaa ko njëkk a dóor ko mu def kaaw dëggu. waaw parce que yàlla def na ni loolu lu ma mën la xeex face à face corps à corps yàlla def na ni lu ma mën la te ku ma ci jàkkaarlool rek mun na paramétrer parce que xeex lépp paramètre la lépp calcul la paramètre mun naa wax ni mathématique la donc voilà donc li ci xew yëpp sama diggante ak Modou ci combat bi lépp tactique la woon bu ñu tegoon te vraiment mënoon nañ ko finir mais c'est juste que dernière minute dafa am lu changer combat bi changer sunu tactique changer suma ngemb changer loolu yëpp tey mun naa wax ni sama combat ak Modou pare woon naa à 100% ba nga xam ne mun naa wax ni combat yi ma préparé yëpp ni ma pare woon boobu moo ma gënoon satisfaire parce que li ma doon yëg sama yaram ci jamono jooju gëmoon naa ni Modou dama ko doon dóor mu daanu mais tamit làmb moom bu ànd ak yow tamit nga war a nekk roi des arènes war a sore ci làmb genre jour yu mel noonu da nga ciy génn. gis nga dóor Modou daw song ko ndax da nga xalaat ne fekkatoo fa dara wala. non parce que man suma objectif li ma entraîné sama combat ak Modou Lo yëpp nekkul woon song wala bëre. sama combat ak Modou yëpp xeex ñu jaayante jihaat loolu laa préparé ba combat bi jeex ba mu ñëwee ba dernier jour combat bi déjà li ma gën a xaw a jaxase mooy déjà sama ngemb bi ma waroon ngemboo ñu changé ko déjà. coow am fa ci kër gi. kan moo changé ngemb li. bon loolu c'est des problèmes avant donc du ay détails yoo xam ne yu ñuy relater la lu may wax la nii ay. Fass la wala say mbokk. voilà waa Fass la donc ba loolu weesoo ñëw ba may ñëw donc gars yi dañu réunir ku mel ni président Abbas Ndoye ñëw ne ma combat bi kat bëgguma ci xeex xam naa ne di nga dóor Modou parce que décidé nga ko mais foo ko dóoree bu ko sa loxo laalee songal donc ñëpp déggoo ci loolu ba ci biir stade ba may tuus ak ba may lagg yëpp dóor song lañ ma doon wax fu ma tourné ñu ne ma dóor song donc loolu nag moom laa yóbbaale ci làmb ji mais buñ ma bàyyi woon ak suma xel man kase noonu moo woon jàppanteeg Modou parce que dañ doon xeex parce que loolu laa décidé woon. kon li nga décidé woon suñ ko defoon kon dina métti ci Modou. non doonul woon yomb parce que moment boobu maa gënoon pare Modou. waaw dama gis ne Balla Diouf bala maa ñëw ci remise bi Balla Diouf day jox mbër distance te su ko heure bu ko bëggee touché dina ko touché ba génnaat te adversaire am du fayu. moom laa lay lépp mathématique la lépp calcul la. lépp paramètre la. donc làmb intelligence en mouvement la. nit ki mën nga ko jox distance. mais teewul saa ay réduire distance bi du ko gis. parce que loolu yëpp ay calcul la donc voilà rapidité ak réflexe. donc am réflexe dóor am réflexe défendre en même temps. am réflexe attaque. défendre en même temps am réflexe def lu la neex saa yoo ko bëggee loolu yëpp c'est des travail yoo xam ne da nga koy def ba mu nekk sa yaram et puis am psychologie bu solide. mais dafa am benn genre xeex bu may gis ci yow boo xam ne bu jafe ci gis ci xale yi léegi la muy remise. waaw loolu nag moom laa bëgg a def Baye Mandione parce que Baye Mandione day joow waaw loolu nag. nga ne loo bëgg def Baye Mandione. Baye Mandione comme day joow rek di ñëw dama bëgg di ko remise ba mu toog donc loolu laa bëgg parce que Baye Mandione na bëgg bëreeg moom xaw ma lu tax quoi man maa bëgg bëreeg Baye Mandione xaw ma lan la. dama am envie bëreeg Baye Mandione mais teewul xale yi ku ci bëgg tamit mun naa la jox sa chance. xam nga ne woo nga naar ci guuxum soow. moom laa lay wax ni loolu laa bëgg Baye Mandione comme dafa am fit. nee nañ gaynde la. ñu ne ma man cœur de lion la. voilà comme moom lui c'est le lion. et moi je suis le cœur. donc nañ xool rek ndax damay jël lion bi boole ko cœur bi ànd ak moom wala moom day jël cœur bi boole ko lion bi ànd ak moom. c'est juste ça. delluwaat ginnaaw Gaston dafa defoon benn claf. nga nekkoon diggante Bathie Seras Boy Sey Balla Diouf ak Zos mais tournoi boobu nan nga ko préparé ak waa Fass. waaw tournoi boobu vraiment tournoi de référence la parce que tey boo xoolee ba léegi monde làmb mënuñu ko fàtte. tey mun naa wax ni tey presse bi tey ñu bëri tey grâce à tournoi boobu lañ dugg ci làmb. ci lañ xamee làmb. tey mun naa wax émission yu làmb yu bëri. tey ci grâce à tournoi boobu. mun naa wax ni benn émission de référence boo xam ne tey muy Bantamba. foofu la soq te mun naa wax ni 2STV bi foofu la njëkkee def direct ci làmb. donc
donc mu nekkoon lu spectaculaire lu Sénégalais yi bëggoon. donc ñu jëloon mbër yoo xam ne tamit ci jamono yooyu dañ nekkoon ci lancé yoo xam ne vraiment am détermination bëgg nit ñi xam leen ba pare bëgg a génn ci loo bi ñu nekkoon. ñu boole leen mu nekk ay mbër yu frais ay mbër yu am fit ay mbër yoo xam ne duñu tricher ay mbër yoo xam ne bu ñu ñëwee ci làmb wala ci face à face dañuy def fulla at fayda bu jeexee jeex na. mais classe boobu dama gisoon signature bi rek avant combat bi rek daanaka combat ba jar na. mais foofu la face à face amee njëriñ. parce que tey signature contrat yi ñu doon def. tey moo indi yenn face à face yi. moo indi yenn open press yi moo indi yenn détails yi. mun naa wax ni lépp lu làmb di doxee actuellement. source bi foofu la woon. tey mun naa wax ni période bi ñuy def. mini championnat boobu. làmb amul woon engouement bi mu amoon ci jamono jooju. ba mini championnat bi ñëwee dafa rajouter lu bari. dafa am indi engouement. tey sponsors yi gënoon ñi nga xam ne sax xamuñu woon làmb. dañu daw dugg ci làmb. te képp koo xam ne yaa ngi doon jàng def beneen formation mujj nga def journalisme pour ñëw nekk journaliste sportif mais particulièrement làmb. tey boo gisee làmb li muy générer yëpp ci émission làmb. li muy générer yëpp ci ay émission télé. li muy générer lépp ci biir réew mi ba nga xam ne ku bëgg a siiw sax politicien bu bëgg a siiw wala nga bëgg a def buzz wala am base da ngay ñëw ci làmb. mais tey làmb dafa war a nekk loo xam dañ ko war a ñoŋal. tey man mun naa wax ni je suis un défenseur de la lutte. même bu may ñëwaat ci làmb tamit. tey les injustices damay continuer di ko dénoncer parce que man loolu mooy sama conviction. man dama gëm ni làmb. tey fii mu nekk ci Sénégal waru ko woon nekk. parce que làmb moo nekk loo xam ne tey moom rek a tumuranke ci Sénégal. làmb dafa tumuranke te warul tumuranke parce que nee nañu ñun. Sénégal làmb rek la ñu am mooy suñu sport national. te man dama gëm ni làmb moo am ñetti ministères yoo xam ne ñaari dañ ko bàyyi di ko seetaan. muy ministère du tourisme. làmb tey kuy bëre tey. combat bu am da ngay gis tubaab bi di dagg billet di ko ñëw. tey ñiy ñëw vacances sax dañuy programmer seeni vacances par rapport ak ay datu làmb. tey làmb mi ngi jaay Sénégal mi ngi defal tourisme. ministre de la culture. lan moo gën a nekk culture làmb ngay ñëw gis ngembu. gis gàllaaj gis tuus. gis bàkku gis culture Sénégal mais tey ministre culture du jàppale làmb. tey ñu ngi nii tey épidémie bi am na Sénégal. tey ñëpp jàppale na leen ba jàppale ay artistes. tey mbër làmb lan lañ ko jàppale jël 1 milliard jox ko artistes yi. tey bu ñu jëloon 1 milliard def ko ci làmb du régler ay problèmes yu bëri. mais yeneen ak yeneen tey lépp lu ñuy ndimbal sax buy am day mel ne mbër yi bokkuñu ci askan bi. dañuy dem dimbali ñeneen bàyyi mbër yi. tey yooyu noonu dama koy dénoncer. c'est pas normal làmb dafa nekk loo xam ne heure bi waroon na dépasser fii. heure bi waroon na fekk tey képp ku def carrière boo génnee sa carrière am loo dem investir leneen ci làmb wala investir ci leneen mën a gérer sa bopp. mais làmb dafa nekk loo xam ne tey ñi ciy gagné du ñu ay mbër. ñi ci am teraanga du ñu ay mbër. boo compter fukki mbër yu am kër bëri na te du yoon. donc yooyu yëpp dañ ko war a organiser waat. xam ni làmb Sénégal bii tey football waru fi sax ëpp doole làmb parce que ñun làmb mooy suñu culture. tey ku ñëw Sénégal ngay kilifa. ngay gan. ngay nasaraan. tey boo ñëwee ci yeneen activité tey di nga fexe tey fekkee jouru làmb nga dem fekkee ko kon làmb jooju dañ ko war a ñoŋal dañ ko war a dooleel dañ ko war di subventionner dañ ko war di pousse tey sociétés yi nekk Sénégal tey ñi nga xam ne tey ñi ngi ut seen i visibilité feneen di ko ñëw ci làmb nañ xam ni làmb lu ñu war a développer seen yëf la tey làmb développement làmb problème mu sénégalais bu nekk la war a doon. parce que làmb sénégalais boo dugg kër goo dugg. làmb nga fa. kër goo dugg. bu làmb amee Sénégal événement yi problème yëpp nit ñi dañ koy fàtte tal làmb. kon loolu nag nañ ko valoriser jox mbër yi seen gëdd. jox làmb gëtëm yëkkati ko ba pare. sécuriser ko. ba nga xam ne tey ëllëg ay promoteur bu ñuy ñëw ci làmb sax dinañ xam promoteurs yi. seen source fan la jóge seen xaalis fan la jóge ñii ñooy ñan. assainir làmb mais bu ñu bàyyee laisser aller yi ku nekk lu la neex def après ministre bi toog fële ñu naan promoteurs yi ay privé la ñu. ku mu neex dem liggéey sa xaalis ñëw mais problème yu mel ni da ciy am. ut ay promoteurs yu wóor. en plus CNG di tëgg làmb. CNG dafa war di tëgg làmb. parce que waruñu nekk promoteur moo war a tëgg làmb. CNG daf fi nekk pour normaliser làmb. pour réglementer làmb. mais aussi pour développer làmb. pour nga développer làmb nag foog ngay tëgg ay événement CNG chaque saison war na mën a am ñeenti
lutte frappe wala sans frappe. war na am ñeenti dates yoo xam ne ñaari dates yi lutte sans frappe la ñaari dates yi mooy lutte avec frappe mu doon ay combat yu rëy pourquoi pas tournoi roi des arènes pourquoi pas ñu organiser waat làmb catégoriser ko defaraat ko quoi yooyu yëpp mun nañ ko te CNG di chaque année bu làmb tëjee muy seeni écurie yi di leen jàng règlement yi di xool mbëri di nemmeeku écurie yi président écurie yi aussi jël seeni responsabilité tu vois làmb li ñu ci war a def dafa bëri problème bi nag du diw du Jean du Paul problème bi c'est général donc lu ñu war a régler d'une manière générale lañ ko war a régler. mais Balla dama gisoon mu jënd licence di tëgg làmb. Balla tax ñu deful deuxième fois. waaw parce que loolu boo ko gisee ñun làmb moo ñu ñor. làmb la ñu bëgg moom la ñuy dund. tey bu ñu demoon ba bàyyi bëre tamit làmb mooy continuer duñu dundal. tey ma gis ni kat ma nekk mbër. tey bëre ba sama carrière ba bàyyi am as sama tuut indiwaat ko ci làmb. man dama gisoon ni loolu devoir la. mais comme on nous a pas facilité la tâche. en tant que mbër en tant que nit bu def carrière pare bëgg. organiser waat làmb investiraat ci làmb ñu lay fayloo yenn taxes yi wala di la coincer wala di la stigmatiser wala di la xeeb da ngay dem ba benn moment doo am motivation te kat tey ñun CNG ñoo moo ñu waroon njëkk a motiver bu ñu bàyyee bëree ñëw kat ba war a investiraat ci làmb ñu teggil ñu yenn sach ba pare accompagner ñu motiver ñu ba nga xam ne tey mbër bu bàyyi bëree di nga ñeme indi sa xaalis tëgg ay làmb bu ko defee làmb continuité lay doon mais tey boo ñëwee vraiment ñu ne la wéy da ngay joxe caution temps da ngay jënd licence da ngay lii da ngay laa da ngay joxe caution pour lii at laa nga yow da ngay dem ba yow sentiroo sa bopp ni sax mbër laa woon maa ngi doon compétir benn étranger lañ la jàppee. donc loolu c'est pas motivant donc c'est juste ça et puis nga gis ni coono yi ngi ciy daj ah bëre ba pare di si daj coono pour ñeneen di ko jëriñoo donc finalement ma defaat recul demaat uti doole tey loolu sama projet la du ma ko bàyyi di tëgg ay événement loolu sama projet la te du ma ko bàyyi doole nag laay uti maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla maa ngi liggéey di dajale di sant yàlla bés bu ma demee nag bu mu wóor na ma ni heure bii mun naa tëgg làmb te du ma ci am benn coono du ma ci am benn problème damay ñëwaat te loolu du ma ko bàyyi parce que suma projet la fii ba bu ma may màgget dinaa tëggee làmb dinaa nekk promoteur. ndax bi nga tëggee làmb gañe nga ci dara. waaw sant yàlla perte ma ci mais gañewu ma ci. aussi parce que làmb boo xam ne da nga ko tëgg parce que amuuru làmb nga am da nga bëgg rek tëgg làmb pour wane ni kat ba parce que ba ma koy def première fois c'était pas pour gagner c'était juste pour ubbi benn buntu wane ni kat ñëw naa ci lii. et puis voilà pour organiser ba ma koy organiser def naa. démarche fu nekk aw ma benn sponsor aw ma benn soutien ku dul Cheikh Ahmed Tidiane Ba ak Arona Coumba Ndoffène Diouf wax dëgg yàlla ñoom ñoo jàppoon ci bés boobu ba mu mën a sotti di leen gërëmaat bu baax a baax parce que ñoom au moins motivé woon nañ ma pour ma delluwaat ci li nga xam ne moom laa bëgg mais on ne sait jamais weesoogul donc comment dire ambition yi moo ñëwaat yeneen projet ñëwaat et tout ma teg loolu instant bàyyi donc instant yi j'ai une continuité j'ai quelque chose à continuer donc je vais terminer ça après man ji may ñëwaat ci làmb parce que tëgg làmb dafa nekk sama lu ma bëgg lu may xalaat chaque jour te dinaa ko def. kon daal ñaari licence nga bëgg am licence boo xam ne pour bëre la licence boo xam ne pour promoteur la. am naa ko ba pare am naa licence promoteur am naa licence su bëre donc am naa ko ba pare damay dem renouveler ko rek pour nekkaat ci yoon bi. waaw dama bëgg ñu delluwaat Gala 2006 dama gis Bathie Seras dugg Fass daan fa Djily Mbaye daan fa Tafa Gueye numéro 2 bi ngay bëre ak moom ci biir làng gi daanaka waa Fass enceinte bi ñoo fa nekkoon Balla bàyyil tànk bi Balla ba jàppal ngembali lan moo indi woon combat bi métti woon noonu. waaw sama combat ak Bathie Seras wax dëgg yàlla bi ma koy bëree bon mun naa wax ne écurie Fass ñëpp ci pression lañ nekkoon. lu waraloon loolu. oui parce que déjà ñoom ñëpp kenn ñemewul woon Bathie Seras à l'époque ci période boobu en plus mu daan fa Djily jël bu rëy daan fa Tafa Gueye numéro 2 jëlu Tafa Gueye numéro 2 nanguwuma ko woon parce que dama doon gëm ni Tafa Gueye numéro 2 moo ko daanoon mais arbitre moom la joxoon victoire ñu continuer loolu ba mu bëreeg Tafa Gueye numéro 2 Bathie Seras dafa déclaré woon déclaration boobu moo tax ma jël Bathie Seras au sérieux lu mu waxati woon. dafa ne woon ba mu daanee Djily daan Tafa Gueye dafa ne Gris Bordeaux la soxla tëb ma te boobu xamoon na ni man la war a bëreel mu ne Gris Bordeaux la soxla donc ba mu ne Gris Bordeaux la soxla du ko man jëm a gis ni moom dépassé na ma ci période boobu. loolu disaloon combat Bathie. donc nag ba yàlla defee mini championnat bi taxaw. yàlla def ma bokk ak moom poule. bañ bokk poule Bathie Seras ndeysaan nekk champion nekk champion nekk guerrier. nekk ndeysaan nekk suma xarit aussi.
bu combat bi taxawee dama gis ni premier journée la ñu waroon bëre ñoo waroon bëre grand combat bi. mais tellement que Bathie Seras coow li mu amoon. riir bi Bathie amoon ak détermination bi Bathie amoon. mettre na ñëpp en pression. mais man combat boobu sérénité ak calme. laa ko préparé parce que xool naa Bathie xam naa ni su ma dëggalee sama bopp. du am dara. mais dama jël combat bi bàyyi ko ak Bathie négocier ko. ba ma ñëwee dama déplacé wu bàyyi ko combat bi di daw gauche daw droite bugg ko wan ni dama la ragal pour mu ñëw. te loolu la def ba ma dawee gauche daw droite dóor ko arrêt dafa daw song ma song bu ma bett nag. song bu gaaw sax. song bu ma bett. mais boobu tellement. waaw tellement que dama pare. tellement que ba ma sentiree ne mi ngi sama kaw rek dama fuddu. waaw dama fuddu ba sama tànk yi écarté wu. mu leer ne mënul dajale samay tànk ba may teg nag dama ko yokkaale. dama ko yokk mu rëpp. arbitre waxul dara ma dëbb ko sol parce que xam naa ne day jóg parce que nit boo koy rokk bu rëbee rëpp day appuyer pour jóg. ba muy appuyer pour jóg laa ko enchaîné ak taf. ci la samp bopp bi ñu roulé boobu maa ngi wan ne arbitre bi daanu na arbitre bi naan bëree ba ñu roulé ba jóg ma wiccaxuwaat ànd ak moom. ñu àndaat jëm suuf mu jiitu ma. arbitre bi ne bëre. ci la ma wëree ndomb ba ma wëree ndomb ma defaat rotation wëraat ko ndomb mu defaat rotation ñu taxaw. foofu nag la combat bi commencé sama ngemb tas. ñuy bëre mu may dóor ma koy dóor dib la koy dóor di ko ma koy dóor mu may dóor ma bugg ko yenu mu bañ. donc xaw a reetaan. comprends nga ma téye fi ma téye rek. defaat ko appelu yenu ba mu foog ba mu xool ni appelu yenu la ma virgule ko def rotation ñu ànd jëm suuf donc di ko encouragé tamit ndax suma xarit la quoi Bathie Seras suma xarit la suma xaritu benn bakken la. suma doomu ndey la suma xarit la parce que on partage plein de choses. xam nga ne ñëpp. dëgg la jour boobu même suma combat at Boy Sey. sama combat ak Boy Sey moo gënoon metti. sama combat ak Bathie Seras dafa ëppoon ampleur. li ñu bëree dafa spectacle dafa neexee tout ba fi combat bi mel. mais sama combat ak Boy Sey combat la boo xam ne. Boy Sey mooy mbër bi ma njëkk daan ci suma carrière. ci grand combat. tey dama nekkoon ci benn lancé bëreeg Dolf bëreeg Zos bëreeg Moussa Dioum ci benn at ma daan leen. at bi di waaj a jeex Boy Sey daan ma. ñu bëre xamuma Boy Sey. ma bëgg ko noggatu mu yoxu suma paqueté ma jël bu gaaw Stade Iba Mar yàlla def nag année bi ci topp ci le mini championnat bi parce que loolu 2005 la woon 2006 championnat bi taxaw ñu bokkaat poule ci championnat bi donc année bi weesu Bathie Seras dafa daanoon Djily ak Tafa Gueye 2 donc mu waroon nekk combat revanche donc Boy Sey daan ma ci saison bi ñu génn saison bi ñu war a bëriwaat mu war a nekk combat revanche Jos ma daanoon ko ñu daanoon ko parce que ñetti revanche laa amoon ci tournoi bi yaa ci ëppoon pression parce que ñetti revanche laa ci doon bëree dama waroon furlil Tafa Gueye 2 at Djily Boy Sey daf ma daanoon ba saison bi tëjee bii dama war a furli dama war a fayu Zos dama ko daanoon dafa war a fayu donc ñetti combat la yoo xam ne pression la woon mais yàlla suturaal na ma ci ba ñaari combat yi génn naa ci benn bi laa ñàkk. ñu gis ne bi nga jógee ci tournoi boobu nga am ñu may la ñaari yoon chance pour nga dem VIP. nga bëreeg Modou Lo bëreeg Issa Pouye yëpp nga échec ko. waaw donc période yooyu noonu may génn ci mini championnat bi je pense que ni wane woon naa benn bidéo bu leer nañ wane woon naa que ni kat kii dina sori ci làmb mais nit ki da ngay am sa mbëbët am sa yéene mais làmb moo bëndoo noo xam ne dañ la ci dul bàyyi. parce que nekkoon naa ci position boo xam ne j'ai dérangé beaucoup de personnes. te et puis dama daa am combat samay adversaire duñu man. donc ñi ngay déranger maanaam supporters yi wala say amateurs yi wala waa écurie yi wala ñan la wala say mbokk. c'est que boo déggee ni may waxee. déjà war nga ma mën a comprendre. ci position man comprendre dama bëgg tuuti ñu delluwaat en arrière. bismillah. voilà donc période bi may génn ci mini championnat bi. confirmé naa. que ni man kat damay sori ci làmb ba mini championnat bi jeexee période boobu commencé naa ñor ci làmb commencé naa am yu may bëgg ak yu may bañ ci ñi may diriger commencé naa am yoo xam ne dootuma ko nangu ci ñi may diriger commencé naa xam lan laa bëgg ci làmb parce que boo nekkee mbër yor njaboot am na yoo xam ne mënatoo ko soo amee combat jël sa xaalis yëpp joxe ko toog
mënatuma ko woon. parce que waroon naa commencé xalaat am kër waroon naa xalaat sama njaboot commencé yeneen ak yeneen. commencé nag am ay conseils. donc loolu nag daa déranger ñu bëri ba mu jaral leen. ñu sacrifier suma carrière noonu laa ko mën a waxee. mënuma wax diw la mais li may wax. xam nañ bu baax li may wax parce que j'ai des preuves. et li ma lay wax dafa leer mën naa la tuddal ay tur. ñoo xam ne ñoo demoon defi ay yeneen ak yeneen. mais comme lu weesu la. bëggatuma ci wax te jéggal naa ñëpp. toppalu ma kenn dara. donc nag man sama problème nekkul woon adversaire yi ma doon bëril parce que pare woon naa pare boo xam ne mentalement mënuñu ma woon ébranler. mënuñu ma woon mystiquement aussi mënuñu ma woon atteindre. du dëgg mais dem nañ ba jamono tey man ñi ma doon xeex mënu ma leen xamal dama daa am combat mu jaral ay nit. ñu jël ay millions def ko ci combat yi pour ma ñàkk. te ñu la jege la doon. ñu ma jege la ñu woon ñi ma doon jàppale la ñu woon. ay ñeneen ak ñeneen dama am na ñu bëri période boobu mu fekkee écurie Fass dama daa bëri entraîné ba pare sax dem ñu tibb suma tànk. ñëw naa samay short di réer samay ngemb di réer mais yooyu gëwuma ko woon parce que nekkul woon ci loo xam ne. moo ma doon ébranlé parce que man maa doon mbër bi bëri écurie Fass di bokk ak ñëpp yére. bu dimanche jotee ma indi ñëpp sama kër ñëpp jël sama yére dem. man je partageais tout avec tout le monde. aw ma woon xàjj at seen kii fii wala déedéet. ba ci booy ñoom Lac Rose ñoom Forza ñoom Maodo ñoom ñëpp dama leen jëloon dugal leen sama biir bàyyiwuma kenn muy Papa Sow ñëpp. mais da ngay dem ba benn moment xam ne lii du nen. te ba ma bàyyee làmb. dem di faju laa comprendre lu bare yàlla dimbali ma nag am ba sëriñ boo xam ne dañ ko engagé woon. vraiment mu yàq samay mbir. kooku àdduna dox mu ba sama combat ak Tidiane Faye jàllee. li may wax mun nga ko laaj Tafa Gueye numéro 2. mun nga ko laaj Djili. mun nga ko laaj Ibra Mbaye entraîneur écurie Fass. sëriñ bi Guinée Bissau la jógee. moom chaque combat dañ ko doon jël pour ma daanu te mosul xam ne écurie Fass laa bokk. ay yeneen détails li ma lay wax tam ay seede laa am de ñett ñi ma la tuddal. ba sëriñ bi ñëwee sama gàlle après sama combat ak Tidiane Faye. dafa ñëw pour baalu ma àq. wax ma lépp lu nekk sama yaram ba pare ne moom mun na ko faj. am na lu mu mën a faj mais am na lu mu mënul dindi. ba ma bàyyee nii reculer. sonn naa trop parce que lu ma am dem fajoo ko. damay laaj benn laaj rek ndax tubaab la faj ndax faju nit ku ñuul nga faju. tubaab faju ma nit ku ñuul la ma faj te dama wër fu nekk pendant ay at di liggéey nag di jaay lakk jënd naa ay keccax di dem Joal di ñëw. di dem Casamance di ñëw parce que bugguma ñaan. bugguma ku ma yab bugguma ko xam sama soxla. yàlla def na nag tey ba ma dem ba nekk directeur entreprise di waaj a teg sama entreprise bu bopp. di ci sant yàlla bu baax a baax dem nag ba am yëg-yëgu war naa mën a ñëwaat ci làmb ba pare am wóorte ni lii may ñëwaat nii xel mu dal laa ci àndal am na fu ma ko teg. ñëwuma làmb nii rek parce que dama soxla xaalis wala dama am problème non awma benn problème maa ngi sant yàlla bu baax sama kër ngeen ma fekk. maa ngi sant yàlla bu baax a baax je travaille comme tout le monde parce que liggéey rek mooy joxe. mais nag làmb suma passion la bu ma demee ba yëg ni war naa ci mën a ñëwaat wér naa la ma doon yëg sama yaram yëgatuma ko la ma daa sonalatuma. am naa envie ñëwaat ci làmb am naa ci droit je pense. Balla Diouf ci carrière am gis naa mu bëree gala boo xam ne 20 millions la ñu fay. diggante mu Modou Lo xaalis bu bari lañ la fay diggante mu sa Issa Pouye xaalis bu bari lañ la fay ndax Balla am na benn objet boo xam ne làmb moo la ko may. fii may wax ak yow période yooyu noonu dañ ma daa gérer. dañu daan gérer. période yooyu daaw ma gérer suma xaalis. période yooyu daaw ma gérer samay combat. période boobu daaw ma gérer samay mystique. ba tax na période boobu investir jafe woon na parce que ñi la waroon lépp luñ daa gisoon ak lépp luñ bëggoon rek mooy voilà nga am ndam. donc ndam bi nag noo ko amee baax na ba tax na dañuy ñëw ne la def nañ lii sa combat def nañ lii sa combat def nañ lii sa combat jënd nañ ci nag def nañ lii def nañ leneen. donc un moment donné boo demee ba commencé bañ yooyu nag. ci laa ngay commencé am problème moment yi ma commencé bañ yooyu nag. ci laa am problème yi yëpp ma am écurie Fass. voilà gis ni suma xaalis a ngi dem investir ma te dama bëgg a investir. parce que j'étais un jeune innocent. koo xam ne yàlla xaalis man musul nekk loo xam ne lu ma jiital la wala lu ma soxal la parce que man ba may bëre victoire passion bu bëre victoire jaral na ma lu nekk. man xaalis daaw ma ko sax gérer man sama combat sama avance daana ñëw daawul tegu sama loxo. ci ay loxo la doon nekk. comme xaalis bi nga am maanaam ci làmb dañ la doon wax ne dugal nañ ko ci combat bi. mais ay yeneen ak yeneen su may teree jaay
suma kër gi ñu jaay. ci biir combat. Kër Massar bureau HLM laa jëndee woon kër at leneen ak leneen te si biir combat ñu ne ma jox nañ la temps def nañ temps ci combat bi jaay nañ kër ga ay yeneen ak yeneen. ay yeneen ak yeneen yu ma la mënti wax. li may wax loolu temps face la. mais loolu période yooyu la. mais li ma lay wax ni rek. yàlla gëmul nelawul. du dëgg. nit ki xëy na wërsëgu nit di nga ko lekk. mais les masques vont tomber un jour. du dëgg. man li ma gëm mooy. lu weesu na. comme li ma la wax rek jéggal naa ñëpp fii nii may wax yow. amul benn doomu aadama bu ma jàppal dara suma xol. jéggal naa ñëpp ba pare. commencé waat beneen projet bu bees beneen ambition bu bees et vraiment boobu bëgg naa ko suivre sama bopp gérer ko sama bopp. tey Balla am na loo bëggoon a wax te laajuma la ko lan la. waaw li ma bëggoon wax te laajoo ma ko mooy juste rek ci Jambar Wrestling Academy suñuy ambition. Père Ba vraiment mu nekk nit koo xam ne ku làmb war a gëstu la. mu nekk ni koo xam ne ku làmb war a delloo njukkal la. parce que dafa jël ay xale yoo xam ne tey yaakaaruñu dara lu dul làmb mu jël ñëpp uuf ku ci am combat mu daj ci alalam. ku ci bëgg a saal mu fayal la saal. jël ñëpp mettre leen dans les bonnes conditions. ba pare jàpp suma rak ne ko nag dañuy taxawal Jambar Wrestling Academy. te boo xoolee lépp moom la. tey Jambar Wrestling Academy tey. gëm naa ni fonctionnement wu Jambar Wrestling Academy du bokk ak benn écurie wala benn école de lutte fii ci Sénégal parce que mi ngi door a taxaw mais ambition yi ak perspective yi xëy na nit ñee ko xamagul di gërëm Père Ba bu baax a baax te mën naa wax ni tey su ma demee ba xalaata ñëwaat moom bokk na si ñi ko gën a activé Mouhamadou Ali Ndiaye suma xarit sama doomu ndey nga xam ne du ñuy réeroo ci dara bokk na si ñi ko activé mais Père Ba moo ko gën a activé parce que daf ma fekk entraînement may bëreeg booy mu ne ma Balla di nga ñëwaat ci làmb ma ne ko yii Père bàyyil may foog booy mu ne ma di nga ñëwaat lii may gis ngay def nii non di nga ñëwaat gis may contact ak Modou di contact ak ñoom Franc mu gis di may bëree gis ni kat kii dese na. mu topp ci di ci wax saa yu waxee ak man. di nga ñëwaat commencé nii naa ba ma demee ba yëg ko moom laa njëkk a woo dama ko wax mu ne ma pare naa. ma ne ko nag man diw laa xalaat ni moom laa bëgg a bëreel. kon yow bi ngay ñëw ci entraîneur lañ la boole mais nga dem ba ci biir sentir na sa bopp war ngaa mën a bëriwaat. noonu la demee donc ñoom ñoo activé lépp. boo xoolee su may ñoom frère ñoom papa Franc ñoom Goro Sok ñoom Père Ba vraiment boo ñëwee tellement que dañ lay song nga bëree tellement que dañ la naan yow jeexoo. surtout Franc ak papa Sow grand jeexaloo grand lii ngay def nii booy yi mënuñu ko. tey ngay dem di analyser tam sentir tamit wér nga. dem ba yëg ne yow mii wér nga. yëg sa bopp parce que li may yëg nii daaw ma ko yëg. moo taxoon ko wax ma ne la non mais comme yëgaat naa ko sidit bi yeewuwaat na. non te ma dese ñeenti at. pourquoi pas. kon daal di saison bi ubbee di nga renouveler sa licence toog di xaar yàlla. bu saison bi ubbee dinaa renouveler sama licence toog xaar Baye Mandione bu ñëwul nag ma xaar yàlla. Balla Diouf lan lay tàggoo ak lan lay wax waa Impro. waa di sant bu baax di kontaan trop si waa Impro. di xam ne ay liggéeykat ñu xam làmb tamit. ñoo fa nekk ñoo xam ne ñëwuñu nii rek làmb neex rek ñu topp ci mouvance bi. tey ku xam Médoune. xam ni làmb daf cee liggéey lu am solo. indi ci ay innovation ay renouveau yoo xam ne kenn xalaatu ko woon ci làmb. kon tey moom posé na empreinte am ci làmb. te tey boo ko xoolee amul xaarma yàlla at kenn. mbëru Sénégal yëpp ko respecté. nitu làmb yëpp ko bëgg ndax nit bu sympa la. tey bu demee bu ubbi lii tey mun naa wax ni làmb la ko ubbil te. moo tax du am sens interdit fenn man ba ma woowee amoon na leneen lu ma programmé mais dama bàyyi lépp toog xaar ko parce que moom moo toll noonu di leen ñaanal fi ngeen jëm yàlla na leen gënal fi ngeen jóge yàlla ngeen dem ba ñëpp njëriñ bi ngeen ci soxla ci audiovisuel ci presse yàlla jox leen moyens yi jox leen kattan gi at santé bi loolu laay tàggoo di gërëm mondu làmb ñëpp nag yaa may dégg wala déggoo ma dafa am tuuti rek lu ma la bëgg a wax bala nga wax ci Baye Mandione ndax Balla mi ngi ak soxna waaw période yi may wax ak yow yoruma soxna waaw période yi may wax ak yow yoruma soxna
parce que duggoon naa ci duggaat ci. donc damay jël suma temps nag parce que boo année yi ñu nekk yëpp dafa am yu bëri yu ma doon defaraat yu ma doon lijjantiwaat si sama bopp ci sama life ba lépp mën a teguwaat en place comme ça nag ma jëlaat sama projet bu bees bii nga xam ne tey moom laa nekk tey mën naa wax ni sama projet suma jabar mooy retourner waat ci làmb ji renouveler avec victoire. mais suñ gisee ne Balla amul dara est-ce que xale jigéen duñ defar retour. oui mais xale yu jigéen yi de naa la wax dara bàyyiwuñu kenn xale yu jigéen yi nga nekk ci làmb ñàkk nekk ci làmb nga xëy liggéeyoo nga nekk dof nga nekk mécanicien bàyyiwuñu kenn. nit yaay xam sa bopp yaay xam li nga bëgg xam sacrifice yu mu laaj nga def ko bu jotee bu leneen jotee tamit am nga def ko amul muskila. jërëjëf ñu ngi lay sant. jërëjëf waay.